This is something special for you. Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation. Vous êtes dans votre émission Zulu Nation with your homeboy Jack Jam. Comme gis ngeen ko léegi émission bi rendez-vous la tous les samedis di daw par 15 jours sur RTS 2. waa gis ngeen tey wàccuñu ci terrain bi tey dañu ñëw seet si waa Mayetic International ci seen label ci seen studio fi ñuy defee seen i répétition fi nga xam ne ñoo leen signé pour def seen projet album ñoom lañ ñëw seet si comme temps bi tey xam ngeen dafa xaw a niir dafa bëri poussière xam nga moo tax tey seen émission Zulu Nation mënuñu ko tourner ci biti bi ñu seet see waa Mayetic International ñu profito pour xam nga rek jël décor studio bi pour mën a tourner suñu émission après mooy loolu quoi donc balaa ñuy sori da ngeen di teg seen baaraam ñu dem seet ci waa Mayetic International ci seen rubrique découverte. This is something special for you. Yeah, vous êtes dans votre émission Zulu Nation with your homeboy Jack Jam. Tey ñu seet si benn groupe bu international ñu koy waa Mayetic International xam naa balaa ñuy gën a sori ci biir émission bi di ngeen ñu expliquer Mayetic International ñàkkul xam naa gars yi da ngeen am benn label bu leen signé sur le plan international quoi. Donc ci seen rubrique découverte dootu lañ ko présenter Mayetic dafa nekk benn groupe boo xam ne groupe bu am solo la jóge ba Diofior seen espace seen temps xëjatul Diofior ñu décentraliser affaire yi actuellement ñoom ñooy tas Dakar wër Sénégal quoi donc Mayetic Zou nu mu demee. Yeah, what's up, Jack? naka bagage yi. Malaysia, Pak. Yeah. Ma homeboy. Okay. naka bagage yi. Nice. waa ngeen gis ne tey waa Mayetic International la ñu invité tey ci seen émission Zulu Nation ñuy préparer lu dope lu am solo donc ñu bëgg a xam ne tey yéen am ngeen benn signature boo xam ne franchement teg ngeen ko ak waa Jofnano Entertainment ñu war a produire seen album liggéey boobu moo gën a tax tey seen émission Zulu Nation ñëw seet si waa Mayetic. Bon émission bi xajul nag ci biir studio bi parce que dañ leen fekk ñuy nekk ci ay répétition yu am solo donc ñu génne leen ci ëtt bi bëgg a waxtaan ci kii bi Zou mën nga ma wax seen relation ak Jofnano signature album bi ak fan ngeen ci toll. Yup, maa ngi lay ziar Jack leen bigga bu baax a baax Zou la from Mayetic Crew. Waaw label bi job bi ak Jofnano mu ngi yàgg parce que boo xoolee bokk nañ ci artistes yu Jofnano njëkk a signé. C'est vrai. yaa depuis ay années ci ginnaaw di booboo léegi aussi ñu ngi nekk ci job suñu mixtape yaa ba tey ji instant bi nii daanaka lépp yemb na quoi. et foog naa d'ici quelque temps job bi nice na beatmaker yi assuré nañ seen côté artistes yi tamit assuré nañ seen côté boo xoolee fan yee def nañ benn vidéo ba génnee ko vidéo boobu moo doon lancé nekk premier extrait bu doo waroon génn ci jobu projet bi instant bi ñu ngi ci plan de communication bu ñuy teg et jamono ji xam naa fii ak quelques temps ci kanam quelques jours ci kanam dinañ lancer benn affaire buy wane ne voilà projet bi dina génn temps et mooy loolu quoi. Bon yéen a ko dégg Pak ñu gën a élargir affaire bi mën nañu xam tey projet bi ci combien de titres la toll wala boucler ngeen wala boucler wu leen wala mooy loolu quoi parce que gars yi ñu ngi commencé di yër naan waa Mayetic album bi pare na ñi naan parewul ñu xam parce que tamit Mayetic boobu ba léegi affaire dafa yàgg quoi. waaw xaar bi moom yàgg na lool parce que day xool ci réseaux sociaux yi à chaque fois message bi ñuy jot mooy que ne seen projet bi kañ la war a génn ñu ngi koy xaar même concert yi fu ñu dem sax dañuy gis ne même question boobu moo ñëwaat mais nañ xam ne nii moom job bi c'est bouclé quoi mix ak mastering rek moo des pour projet bi mën a génn nombre de titres moom je pense que surprise lay doon quoi loolu moom xam nga bu ñu ko waxee fii dañuy xaar. donc yéen a ko déggandoo tey ñu toog ak Pak Mayetic ak Zou am na yeneen gars balaa ñuy gën a débattre ci affaire yi gën a yaatal affaire yi dañuy dem seetaan benn vidéo waa Mayetic yéen réewu leen sax et puis dellu si waat quoi. Classic music. Jofnano Entertainment.
yéen réewu leen sax non non yéen réewu leen sax yeah yéen réewu leen sax oh yéen réewu leen sax delloo buum ca mboy mboy tey ñëpp laay Dakar séeréer yi am nañ beneen yaakaar bu dul maam njambaan sa rappeur buy yëngal dafa fekk muy lëmbal naar jaf na noot namul pande foog Pablo Escobar stripteaseuse lay soppi seen rappeur bàyyi koog benn baar seen rap du dem nëmbal dëma sa njaago baar kaw baa ngi ñëw defal bagage rappeuru réewum tax nopp yi dégg ci bopp bu am barke lay sax soxla wul nga toon surtout kocc ngir dégg lu may cax nga ne yaa ma dàq rap mais ñema woo ko waat feñ pula nga wat ko day ñëwaat tëjël sa gat te dellu jooy bi waat bën si yu lay daanu loo leer gisoo fi lamp faal hypercute si suuf lay jóge Tuuba bu ñu sanuñ ma deene papa wemba léegi defatuma rap damay rumba dàq nelaw tëddul si armée ya moo ngi bête noire bandi bu xees rappeur yëpp def ma bête noire yéen réewu leen sax non non yéen réewu leen sax yeah yéen réewu leen sax oh yéen réewu leen sax jógin man game bi yëpp laay jógin rappeur yëpp laay jógin man game bi yëpp laay jógin bandi dëgg day la biir ñun ragal lu ñu biif boo ñu yabbee day mel li nga tee valant kaara piir new school bu ma jaay bon xamoo luy cannabis may général na ran yi juub rappeur yi dellu 4 avril bandi yaa ngi jooki fin bir si lay check no risk bu laaj sa baay pourquoi il tape ta mère elle kiffe no beat may inconnu buy teg lu mal ko mix ba du mën lépp comme nix sa nguuru rappeur day daanu comme acteur de film X rap bi na mee daaw bu góor maa ko jox Y fils banaa pën su léegi damay direct game bi lay balancer rappeur yi il faut pas le poids ni nga man zé le kilo fuck ñuy ñoo di rap bu dëgër gën a yolom gañoo El Pistolero réew point zéro rappeur yi am gameplay may kiy tas seen yaakaar los de mor lam sëtt buur sin soxla wul couronne yande ko du seen gaynde bugul mbuub daago day xeex séeréer baa ngi cool man la Eminem boy dañuy duul léegi mim rap mayetig moo ko moom lu easy nga doon wër fii c'est le bordel amul jotaay cool yéen réewu leen sax non non yéen réewu leen sax yeah yéen réewu leen sax oh yéen réewu leen sax jógin man game bi yëpp laay jógin rappeur yëpp laay jógin man game bi yëpp laay jógin game bi yëpp laay jógin ala bonne cotte yow la nit ñi xëy nga gontu yaa ngi sa cotte di waxtu osé woo ñu teg nga tontu nee naa la moytu ma n'est-ce pas xam nga li ma capable maa may sa paasa maamaan na ko mère bi incapable sa doom bi cagala ngay ragal mu indi la doomu man rab maa si ay waxal ma tëb ka mu am doomu vampire yéen la yóbbu seen fit meedu man non man aw ma deret apparat dara newul si man maa ngi fla di dem man amatuma limite scientifique yi jommi mosuñu gis ku romb satellite dox nga meyoon nit mu dox sa kaw mais man la Bamba Tuuba aka maa yéeme maa jommal les colons du Baba moytu leen ki nekk mode silence rajo mooy jël sa cuccu soppi ko mu doon silence moo tax ma sopp kaalaay njomboor ñu bokk soppi tey ma daf la xaj ba noppi soppeeku doon bukki yéen réewu leen sax non non yéen réewu leen sax yeah yéen réewu leen sax oh yéen réewu leen sax jógin man game bi yëpp laay jógin rappeur yëpp laay jógin man game bi yëpp laay jógin game bi yëpp laay jógin Yes yéen a ngi ba léegi seen émission Zulu Nation with ya Hamboy Jek Jam ci seen rubrique découverte tey ñu ñëw invité fii waa Mayetic International gis ngeen vidéo bi dafa nice mais Zou li ma gën a jaaxal mooy yéen réew leen yéen lan ngeen ci namm da ngeen fekk polémique ci game bi gars yi di saagante di clashante wala da ngeen ñëw pour wan gars yi ne yéen réew leen yéen ñi nekk ci game bi di saaga matin midi soir yéen a gën a réew quoi su mu demee noonu. non du question saaga du saaga du réew bu ñuy wax ci titre bi mais. non c'est que dama temps yi game bi dafa bëri ay saagante genre clash yooyu quoi. et puis ma gis ne peut-être réew leen su ñëwee day mel ni dafa ñëw bëgg a recadrer gars yi quoi. waaw mais ñun nekkuñ ci mouvance bi di déglu gars yi lu ñuy def pour mun a génnee sound quoi ñun sound dañ koy feel xam nga def ko quoi yéen réew leen sax dafa nekk benn film boo xam ne dañ koo def genre pour wane ne hip hop bi tey par exemple Ego Trip dafa nekk ci biir hip hop. c'est vrai tu vois te ñun mënuñu ñëw di taggal ñi seen maam il faut ñu ñëw war leen li ngeen di def mënu leen ko
ñun ñoo leen ko dàq muy côté bind côté rhyme côté rap côté jap côté style tu vois te yéen réew leen sax boo ko dégloo dégg sound bi dégg écriture bi dégg li nekk si biir sound bi ak vidéo bi tey wane na loolu yëpp noonu quoi. mais loolu on n'en disconvient pas parce que émission bi ku toog fii ngeen toog moom du n'importe qui moo fi toog ay kàngam ñoo fi toog su yeboo gars yi ngeen job bu nice bu top pour ngeen mën a toog ci plateau bi quoi parce que Zulu Nation dafa sélectif loolu man maa leen ko wax wooy mais Pac donc selon li ñuy dégg sawaay dégg dañuy tëj page boobu ubbi beneen page mixtape bi bon côté titre nee nga ñu aw foofu bon ñaata featuring ñoo ci nekk ñu mën a xam ñu mën a am idée ci projet Maïtik bi di ñëw nan lay demee quoi. Je pense que si featuring yi def nañ featuring ak Dip Doz. def nañ ci featuring ak Bril Fight For. yes def nañ featuring ak Bamba. benn bongo man la pour mën a indi yeneen feeling ci rap bi. xam nga def nañ beneen featuring ak Roji bu Seven Chat. xam nga mais loolu album bu riche la léegi mën nañu xam titre album bi nan lay tudd quoi. album projet bi mu ngi tudd Tige Mosa si séeréer mooy que ne affaire yi nice na quoi affaire yi nice na. mais j'espère que Tige Mosa du contradictoire ak yéen réew leen quoi. bon non du contradictoire parce que Tige Mosa benn mot la boo xamante ne dafa am lu bëri lu mu ëmb quoi. te boo xoolee lépp a ngi ci parce que nit ki tey boo nee rafet na rek lépp loo war a def rek mu ngi ko teg si rafetal quoi. benn partie. mooy Tige Mosa si loolu la mais xam naa yeneen émission bu ñu ñëwee dinañ gën a décortiquer moo bi ak fan la jógee ak lan moo waral ñu def ko quoi. oui mais seen tour dafa mel ni daf leen topp Maïtik International parce que xam nañ ne Maïtik du rek ñaari gars yi Pac ak Zou bu Maïtik yi fi topp am na yeneen gars yoo xam ne 2 personnes yoo xam ne ñu ngi ci kaw bi bon est-ce que mën ngeen ñu wax ci loolu est-ce que loolu amul gàllankoor yu mu indi projet album bi wala yéen li tax ngeen di woote Maïtik International parce que da ngeen prévoir dem fekk ci gars yi est-ce que gars yooyu foofu ci ñu ngi ci Gambie ba léegi wala dañ dem émigré ji wala dañ dem jàngi wala yooyu grand public bi war nañ ko xam. voilà Maïtik International bien avant gars yi di dem sax. foofu ñun ñu ngi doon woote woo Maïtik International parce que ñun dañoo yàgg a teg suñu bët fu sori quoi. c'est ça ñu ngi dëkk Diofior doon rap nekk Diofior mais même bu ñuy nekk Diofior ñu ngi doon gis ne. ñun suñu hip hop warul mun a yem si localité Diofior kese quoi. c'est vrai loolu waral tey ñu jógee foofu d'abord ñëw Dakar bu ñu jógee Dakar tamit dañuy jàll dem sous région bi. xam nga jàll dem international dem États-Unis dem reporter ko ak ñoom Kendrick Lamar ñoom Chris Brown ñoom ñooñu waaye what's up loolu la quoi léegi gars yi foofu nekk foofu noonu yaa Omix ak Babou quoi. Omix moom mu ngi nekk si beat making quoi. instant yi nii dafa mu ngi siy job dugg na jàng na musique école musique mu ngi siy job. temps yi mu ngi dugal ay beat si net bi. c'est ça di ko saawdaab de passage. et yaa Babou aussi moom tamit mu ngi si staffu Maïtik ñu ngi job ensemble. et yaa Big Mo aussi Big Mo moom mu ngi Sénégal mais mu ngi village quoi moom am na ay affaire occupation yu nekk foofu noonu moo tax bëriwul leen lañu koy gis. mais Maïtik au départ 5 membres la woon instant yi nii 2 membres actifs la am muy Pac ak Zou. yaa what's up. mais gis ngeen ko li mu wax ni dëgër fit la mooy comme ni ma koy faral di waxee rek parce que émission bi pour nga mën fi toog il faut nga job bu taxaw boo xam ne parce que Zulu Nation bu leen kenn nax c'est sélectif du kii sama waay la kii sama nit la dugg na fii pour nga mën fi toog il faut nga sélectif def loo xam ne affaire bu nice la léegi seen dernier point bi ngeen xam ne moom ngeen di tàggoo le grand public ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan seen émission Zulu Nation. waaw ñoom moom lu leen di wax mooy que ni projet Maïtik bi mu ngi ñëw nañ ko xaar quoi te affaire bu dóob lay doon affaire bu exceptionnel parce que job nañ ko côté écriture côté musique côté lépp quoi concentré wu nañ ci def nañ ci lépp lu ci war et man nii actuellement mën naa ne bu génnee ci année bi du am projet bu koy gën a baax côté musique côté lyrics côté lépp loolu moom je vous le promets quoi. gis ngeen sama gars yi loolu la ñuy wax challenge. affaire da ngay wóolu sa bopp da ngay gëm sa bopp nga taxaw ne tey man sama projet su génnee projet bu génn ci période boobu day daanu donc jeunes yi c'est des jeunes yoo xam ne dañ leen war a encourager dañ leen war a support ñu xaar projet Maïtik boo xam ne mu ngi ci yoon bi di ñëw tey moo taxoon tey seen émission Zulu Nation ñëw fekk si waa Maïtik ci studio Thiaroye 44 bi nga xam ne foofu la ñuy enregistrer di def seen répétition bien vrai que seen projet ñaari studio ñoo ko seq Jof Nanor moo def nu mu tuddati production bi yenn projet yi fii lañ ko démarré mais yeneen yi
Bril Fight Fo moo koy mixé di masteriser donc di shout out Bril ak Big Mo di shout out Omix ak Babou yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fële sa France. Donc c'était votre émission Zulu Nation tey ñu ñëwoon seet si waa Mayetic International. Donc balaa ñu ma leen di bàyyi da ngeen di def benn affaire bu ndaw et puis jox ko grand public bi. Yes. ok bët a gëmm xol di wax xalima di jooy su may fàttaliku sama rêve boy innocent ci life lu bëri ma roy tur naan laal si neebar noo bu ma ko xooy gëm nañu yàlla waaye dañuy moy réseau boonu koñ bi chaque jour nga gis fa coy bu ma kenn laajte ndax lan moo tax ma woy ndox day xeeñ jën yëmu dëkkal samay mag laay roy mësuma change mind wala change jikko Ibrahima Xalilu laay ñëpp a ko tippoo ñëw a dugg caaroy gis fu ma juddoo mën nga ma ëpp wërsëg mais doo ma ëpp jom baay yaa nax sa bopp ngir dex sa doom baay yaa xañ sa bopp ngir dex sa doom baay fii baay nee na baay ñun fan laay jëlatee bi la baay wéetal nga ñu waay yàlla na fiir daw si dool sa dallu waay xoolal foofu lañ koy kët affaire xam nga rek gaaw dañ gaay ci pirata te comme affaire kenn protégé gu ko dañuy teg seen baaraam foofu. C'était votre émission Zulu Nation with Yaham Boy Jack Jam. yéen a ngi ko gën a gis bon bu ñu jógee ci Mayetic International ñu nekk ay boy yoo xam ne boy yu am solo lañ boy yu mën li ñuy def boy ñame fu ñu jëm la donc dañuy passé ci beneen rubrique balaa ñoo dem ci sax ci beneen rubrique dañ leen di wax li tax tey ñu tourné émission bi ci biir studio bi gis ngeen climat bi tey dafa lëndëm climat bi dafa xaw a metti pour def émission ci biti moo tax bi ñu ñëwee seet ci waa Mayetic International ci studio Thiaroye 44 bi nga xam ne foofu la ñuy defee seen i répétition ak quelques prises yi ñuy def donc ñu profité pour tourner suñu émission Zulu Nation ci studio Thiaroye 44 bi nga xam ne moo nekk Thiaroye donc balaa ñuy sori dañuy dugg ci beneen rubrique muy rubrique background ak Gun Man Xuman rubrique boobu nag dafa nekk rubrique boo xam ne bu day leeral lu bëri ci biir game bi di passé woon histoire hip hop bi ak background di joxe ay leçons du jour pour boy yi nga xam ne franchement ñu ngi suivre seen émission Zulu Nation sur la RTS 2 ñu am tuuti background ci hip hop donc balaa ñuy sori seen rubrique background with Gun Man Xuman. This is something special for you. Centre Jacques Chirac, c'était l'un des endroits où les plus grands concerts se passaient au Centre Jacques Chirac. Il y avait dans la banlieue, il fallait après aller dans un endroit comme le Ravin Night Club qui était aussi très couru. Il y avait Bideobi par la suite. Il y avait des endroits un peu plus cachés, par exemple à Pikine. Il y avait des boîtes chez Massali, Tendi, voilà. Mais ça c'était bien après. Mais bien avant, il y avait à Pikine, Taliboumak, il y avait une boîte, j'ai oublié le nom de la boîte ça. C'était Dagustan. Dagustan Light. Shit. Et puis voilà quoi, il y avait aussi des gens, c'était des figures marquantes quoi, parce que Diamono Djordou, promoteur de spectacle, c'était un métier qui était spécial. Par exemple, nous, je me rappelle qu'il y avait DJ You et DJ Gibson. DJ You, laissant paix à son âme, et Gibson, qui était au Sahel, qui organisait aussi des soirées au Monaco, plage. Ils organisaient des soirées au Monaco, plage. Il y avait Zal le Baron et Isaac de Gibraltar. Ça, c'était des promoteurs, c'est eux qui faisaient les plus grandes soirées. Et puis tu avais DJ Lisa, qui était à Thiès aussi, souvent, qui faisait des soirées, qui nous invitait dans des soirées comme ça. Donc, on quittait Dakar, on allait dans des régions. On allait à Ziguinchor aussi, avec Opa, Père son âme aussi, qui organisait des soirées là-bas. On allait par exemple à Saint-Louis, dans les années 96, avant que nous gagnions son album ça, avec Niagas, avec son groupe BBC. Donc, c'était vraiment... C'était de la famille, hip-hop, c'était pas d'abord juste rapper pour rapper, c'était d'abord de la famille. Donc quand on allait dans des endroits comme ça, on passait 3-4 jours, une semaine dans la ville. On venait pas juste pour jouer et puis il y a comme tu venais, tu passais ton temps, jouer, passer 3-4 jours, cramer les gens. Donc c'est ça qui faisait que voilà, il y avait vraiment un rapport avec les gens, quoi. C'était vraiment réel, quoi. Donc on faut ay jours et des jours, ba ñëpp xam la, ba ñëpp foo mën a dem, les gens t'invitent nga ñëw añ fii tey suba nga reer fële.
OMG. You yeah, gigs and doctor You yeah, ten model must day. You yeah, dancing lamp with the fire. Goody jote, I don't be there. Can do la japa baila, many out they jafena. Yo yeah, some mechanic on fujar matata. Ninga mel dala pana, gorgo bakte jafena. Sama hol ninga koi ref, yaku tahman ma pagala. Yengal ci say maga, yengal ci say maga. Yo kulam ne famu fechala. Yengal ci say maga, yengal ci say maga. Arena fo jam yo balima. Yengal ci say maga, yengal ci say maga. Ni kulam ne famu fechala. Yengal ci say maga, yengal ci say maga. Arena fo jam yo balima. Fo ne jamu jogu fa fo dire man wet salma jappal fi nga japp bu ko bàyyi bëgg na ma japp fi ma japp loo wax lépp dëgg la don sa jongo mo di la woowee ni jaay doora bu sooy yow la gay ni jaay kenn du la japp bàyyi la mel ni yow tey jafe na yow yaay sama kaani kon foo jaar ma toj la li nga mel daal ëpp na góor gu baax tey jafe na sama xol ni nga koy def yu ko tax man ma bëgg la yëngal ci say mbagg yëngal ci say mbagg yow ku la am ne fa mu fecc la yëngal ci say mbagg yëngal ci say mbagg bari naa foo jëm yu bàlle ma yëngal ci say mbagg yëngal ci say mbagg ni ku la am ne fa mu fecc la yëngal ci say mbagg yëngal ci say mbagg bari naa foo jëm yu bàlle ma ku la am yow oh wow ku la am yow oh wow firuma pour fiir bëgg naa nga xam ko lu fi gën a diis dund naa ko mag yow bëggeel dëgg du bu saay li nga bëggul gis bàyyi naa ko ndax yow I just wanna know. Tell me, I just wanna know what you want from me. I just wanna know. Girl, you gotta let me know what you want from me. Yow la tànn ci say morom yow. Bëggatuma gis say rongoñ yow. Diggante bi dara du ko dagg. Lii dara du ko dagg. Yëngal ci say mbagg Kola am war na la tee bu baax. Pare naa foo dem yu baale ma. Kola am war na la tee bu baax. Pare naa foo dem yu baale ma. Jack Jam is back in again, rolling again. Tey maay gondi again nga barde again mais xam nga rek damay jéem a xupp xam nga rek booy xam wane ne talent bi mu ngi fi ba léegi quoi daw ñu quoi donc balaa ñuy sori bi ñu jógee ci suñu rubrique background ak gën man xumaan dégg ngeen lu mu wax parce que game bi loolu la parce que période yooyu am na booy yu bëri yoo xam ne xamuñu woon la moo xew ci game bi baax na ñuy fàttali gars yi di xam game bi fan lañ jógee période boobu gars yi yan teg brique lañ teg ba game bi taxaw moo tax xam nga rek ñu def benn genre brainstorming ci biir game bi li passé woon ak genre affaire yooyu noonu quoi donc balaa ñuy sori ak seen émission Zulu Nation dañuy dem seeti benn ndaanaan muy Simon l'incontournable Simon le producteur Simon l'activiste xam nga Simon l'artiste donc dañuy dem ba 99 Médina dem seeti seen copain seen artiste Simon ñu xool lan lañ fay jëlee quoi l'invité. This is something special for you. Yeah, tey ñu suñu rubrique invité ñu seet si benn ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko présenté muy Simon tey bëri na ay facettes dañ fiy fekk tey Simon en tant que rappeur fekk si Simon en tant que activiste
fekk si aussi Simon en tant que promoteur et producteur Simon. tey ci yi ma lim yëpp ban Simon nga gën a nekk à l'aise quoi. rappeur un rappeur moo gën a simple. oui ñun ñëpp xam nañ ne. bon Simon en tant que rappeur mais benn instant dañuy dem ba sentir ne Simon bon yeneen domaines yi day dem ba yóbbu côté talent Simon bi quoi c'est le côté musique bi nu mu gën a woon fësee quoi. waaw c'est vrai parce que xam nga boo en général boo nekkee ci ay boo jàppee ci bagage yu bëri maa ngi jégalu nuyoo ma sax waaleykum salaam di nuyu waaw ñu ñuy seetaan ñëpp leen wax salaamaaleykum waaw di ziar ñëpp. waaw comme ni mu ko doon waxee léegi nii. boo nekkee ci ay affaires yu bëri nit yi mënuñu la canaliser mënuñu la te day déranger j'ai l'habitude de dire ça loolu day déranger sénégalais day déranger africain. waaw boo amee multifacette day déranger africain. c'est vrai parce que yàlla def na bu ñu waxee ci wàllum activisme dañ lay lim. bu ñu waxee ci wàllum production dañ lay lim bu ñu waxee ci wàllum événementiel dañ lay lim bu ñu waxee ci wàllum streetwear waaw dañ lay lim donc ñu wax encore rap dañ lay lim slam ñu lim la woy refrain ñu lim donc day dem ba yenn saa yi sax mën na soof ñenn ñi. mais ñun dañuy sant yàlla parce que il y a beaucoup de loisirs il y a beaucoup de mbégte. c'est vrai parce que passion la. xam nga tey am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey boo xam ne neexu leen. mais dañ koy def pour le salaire. pour am lu ñu yóbbu seen kër. di xeexal njaboot mais yow ngay def loo xam ne mu ngi lay indil as tuut di la indil salaire ngay def ci kër ga mais en plus nga siy jël plaisir parce que sa passion la. c'est vrai donc dañ ciy sant yàlla rek. mais fi ma bëggoon gën a ñëw ci question bi ma ne loolu yëpp est-ce que xawul bloqué tuuti carrière Simon en tant que artiste parce que Simon au début bi Simon di nekk mën naa ci digg ndëndam à 100% dañ ko doon gis matin midi soir mais xam naa ne bon jusqu'à présent yaa ngi produire. mais dafa mel ni côté sur le plan international ngay gën a yëngatu que léegi. sur le plan national quoi. waaw parce que bon xam nga ça fait déjà 5 ans génnewuñu produit fii. c'est ça. et yàlla def na tamit comme ni nga ko waxee yenn saa yi casquette producteur bi. wala casquette activiste bi laay wax surtout sax. c'est vrai day jël le devant sur l'aspect artistique. c'est vrai. mais chance bi ñu am mooy saa ñu duggee studio suñu toggee bu ñu génnee rek gars yi dinañu ne ah waaw au moins lii moom. c'est vrai mooy mëninam. c'est vrai et loolu dañ ciy sant yàlla parce que maa ngi koy wax keroog ci benn émission maa ngi naan 98 la ñu def suñu premier tube. maa ngi tudd Ip Sant Op 98 99. mu wër rajo yi yëpp wër xam nga nit yi foogoon ne sax dañu génnee album. ngay dem ay Kaolack ñu lay invité fu nekk ci Sénégal bi. comme ñu am album boo ñëwee concert sax bu ñu waxee surtout gars yi dañuy yuuxu alors que amoo album. temps yooyu sax génnuloon sax ci compil. parce que année bi si topp lañ ko génnee ci compil. donc dañuy ne sant yàlla 21 ans après 98 2019 21 ans après ngay génnee loo xam ne day susciter intérêt nit yi di ci wax donc dañ ciy sant yàlla. dañ ciy sant yàlla di ci remercier tamit ñëpp ñu ciy jàpp tu vois le staff gars yi nekk ci ginnaaw ñëpp ñuy conseiller pour fexe ba ñuy génneel gars yi lu leen di neex quoi. oui ma gis ne tout récemment Simon comme si que je sens que dafa nostalgique quoi. comme bu njëkk ba. comme sang bi craziest. mu ñuy delloowaat ay jamono yi noo di bàyyi nature di ñu delloo ay jamono yi Bone Thugs and Harmony. qu'est-ce qui se passe rap bi léegi nu mu demee. bon xaw a disturb wala. non pourtant même pas parce que honnêtement j'aime bien ce que font les d'ailleurs ñu bëri dañ ma ciy critiquer sax. J'aime bien ce que font les surtout la nouvelle génération. C'est vrai. bi ñuy waxte yàlla tax j'ai beaucoup d'affinités ak ñoom. non il joue un rôle primordial ci game. exactement mais dama toog rek xam nga dama toog lu yàgg. ñëw ma génneewu ma dara. c'est vrai. ma commencé woon dama raaroon daanu moon déglu rajo émission hip hop yi parce que doo am temps da ngay nekk sur entre les voyages nekk ci ay affaires yu bëri. et benn moment ma décidé ne damay ñëwaat mais ñëwaat bi il faut que ma observer. il faut que ma xool li xew. ma commencé fréquenter waat yenn jotaayu hip hop yi commencé tamit sama rajo heure bu 14h jotee en général di jàpp di déglu. ce qui se fait di xool tamit ci Facebook bi. tendance yi qu'est-ce qui se dit et cetera. ma toog ma remarqué ne am na benn tendance benn façon rap bi fu nekk. c'est vrai benn tendance bi fi nekk. léegi da ngay pour nga ñëw bokk da ngay ñëw def ni ñëpp. wala da ngay ñëw def lu différent. may toog di observer naan lan moo tumuranke lan moo amul.
alors que pourtant boo voyagé dem ci ay États-Unis da ngay gis ci ay concert ou surtout new génération yi wala yenn artistes yi. ñu lay indil ay son wu Biggie ay son wu Tupac. xam nga dem France ñu lay indil ay son wu Ayam ay Petit Frère xam nga ay yenn concert wu xam nga ma ne fii amul. À la base c'était même pas Crazy Yes la naroon def parce que à la base c'était Yima Yoma Andak Gonda tu vois ay Bulen Bay mixé ko tamit ak ay one for the pa two for the côté now let me say mais après dama ne lii fan lay intéressant mooy concert ñuy xaar déglu lii wala xaar déglu Yima Yoma Andak Gonda mais nga indi leen one for the pa wala nga indi leen ñoo ngi get down xabaaru underground donc dina leen yee donc ma ne il fallait ma denc dara tamit pour concert faut pas tout mettre dans ce son-là. Donc ci laa génne éléments yooyu ay Cap si represent Cap si ay affaires yooyu yëpp. yi nga xam ne marqué woon na hip hop bi. Exactement donc ma ne pour ñëwaat il faut que je vienne avec quelque chose de différent loo xam ne du lu gars yi di déglu. Et surtout les gars disent waaye lii doxatul. man leen question bi du def luy dox mais doxal li ngay def la. C'est ça. Donc il faut nga indi ko wax benn concept ci la ñu indi ay capsules ci la ñu réfléchir ci clip bi nu ñu koy génnee originalité yi ñu ci war a def. Pour attirer attention nit yi et leur dire la tendance d'accord c'est bien mais tu peux des fois faire quelque chose de différent et être au même niveau que la tendance tu vois parce que année bi sooy laajte son yi gën a marqué hip hop Galsen xam naa ne son bi doo ko bàyyi ginnaaw tu vois et dañ ciy sant yàlla et le but mooy l'observation bi ñu amoon ci hip hop bi lu ñu yàgg a xool yàgg a suivre gis ne lii manqué na xaaral ñu indiwaat ko xaaral ñu rafraîchir la mémoire xaaral ñu bañ a def ni ñëpp donc loolu moo ñu jëmee fii te pourquoi No di By Nature parce que tamit ça nous a marqué. Back to the old school. Back to the old school. Yima yoma andak ngonda so ma xamul dema wowe. Yima yoma andak ngonda so ma xamul dema wowe. Gaza ñoo fi gëna craziest. Futak walo craziest. Ayo ñoo fi gëna craziest. Bawol ñaani craziest. Fungu ñoo fi gëna craziest. Sin Saloum craziest. Jambu ñoo fi gëna craziest. Jolof Andanga craziest. Ma say sikam sikam ci koy xaata bokku ci du ma sa nekk sikam wax ci lu yoonam nekkul non loolu du jukko moom du jow du yokk day takk dàllam uti ci kaw bul xool ci li mu mel wala li mu sol nga bëgg ko jugé dëggal ko fi mu dëggul jël fen def ko sa budge li waroon dëng ci moom yëpp a ngi ci tànk yi gémmi ñu fetal la yow denc leen seen bant yi bu fen doon fay yenn borom city doon ay milliardaires scoop jaral na leen kil ba ak mer njëkkante publier amuñu jotu vérifier yi xeetu dul naan lis wax leen ma fan lañ ko hérité Sénégal job li fi gën a dox mooy jow ñi seen baay amul li ñuy dundee ñoo fi dàq blow ne ci sa der bi duñ la wàcce di ma saf dermato santal yàlla bu ñu waxul ci yow mooy tamato Simon bon vidéo bu nice la gis nañ solo bi gis nañ style bi ngay demee comme style old school bi dañ ci dellu si waat mais tey dañu bëgg a xoolaat Simon beneen facette en tant que producteur label 99 remarque bi ñu def mooy actuellement dafa mel ni affaire dafa xaw a low 99 signétul ak artiste comme si que bon production yi dafa taxaw quoi. waaw dafa low parce que c'est vrai que am signé tuñu artiste waaw dañu décidé def benn stand-by parce que à un moment ça gisatuñu woon ci avantage gisatuñu woon ci intérêt et ça tournait en rond et tamit wax day bëri xam nga tey boo xamul li ci production mën nga taxaw critiquer wala boo xamul lu ci organisation boo xamul lu ci structuration da ngay taxaw critiquer mais bés boo ci duggee nga xam ne gars yi lii la ñuy daj ok et ça se ressent sur donc benn moment nous on s'est dit bàyyi ñu def stand-by ci lépp stop nga focus ci man focus sama bopp et alhamdoulilah quoi là on a des signatures un peu partout ñu ngi joué un peu partout Amérique du Nord States États-Unis Californie Canada France et cetera parce que dañu décidé focus ci suñu bopp ba ci kanam am nañ nag suñu ay teg nañu bët nag quelques gars yoo xam ne dans l'ombre dans l'underground yoo xam ne neex nañu bëgg nañu def ay affaires ak ñoom mais ba tey commencé guñu waaw commencé guñu parce que
je crois que ci wàllum production on n'a plus rien à prouver parce que gars yi gis nañ li ñu fi def que ça soit événementiel que ça soit production d'artistes mais benn moment il faut ñu stop ñu stand by ba ci kanam et ci loolu la ñu nekk mais bon si on sent la nécessité de revenir on va revenir quoi. Mais en vous entendant parler est-ce que ça veut dire que production yi 9-9 daf ci am déception wala li mu bëggoon ci artistes yi daf ko ci amul wala réellement ce qui se passe quoi? Non, on n'a pas de déception au niveau des productions, au niveau de la qualité yu ñu génnee, au niveau de voilà. Wala marché moo rentable. Déedéet. Peut-être déception suy am ça sera au niveau humain. Am na yenn artistes yoo xam ne am na ay déception parce que au niveau humain ça s'est pas bien passé et ñun loolu la ñuy privilégier. C'est vrai. Tu vois, on privilégie vraiment le côté humain. Et tamit mais wax ji quoi, wax ji am na yoo xam ne je me dis il faut pas non je me dis faut pas y revenir mais benn moment daal amoon nañu déception et pas plus que man sax mais surtout gars yi parce que xam nga 9-9 dañuy ne Simon moo fës trop mais surtout gars yi équipe bi tu vois staff bi ñi nekk ci ginnaaw et benn moment tamit il faut ñu déglu leen tu vois et parce que ñun benn moment dañu doon jël lépp di ko ci def c'est vrai di jël lépp tout ce qu'on gagnait on le mettait dans les trucs parce qu'on y allait avec le cœur di def à un certain moment ñu xam ne lii mënul wéy quoi et ñi ngay defal ñu ci ñenn ñi pas ñëpp quoi mais ñenn ñi je dis même pas reconnaissance mais respectueux ne serait-ce respectueux et cela veut dire si je comprends bien mooy yow amour bi ak fukk bi ak gëm-gëm bi ngay ci demee à 100%. Peut-être mën nga produire koo xam ne bon. du ko jëlee noonu quoi day mel ni yow yaa ko gën a bëgg projet bi bi nga koy produire quoi. c'est exactement ça c'est exactement am na ay artistes yoo xam ne yaa leen gën a bëgg mais yenn saa yi ñu ñëw parce que y a 2-3 ans on a fait Hardcore Side il y a 3 ans. Et alhamdoulilah tey Hardcore Side ils font partie de la carte du hip-hop mënoo organiser tes doole soo leen di déglu sax da ngay foog ni ñoom jógewoon Ziguinchor ah. Exactement parce que dañu marqué seen territoire fii à Dakar. Donc il y a Hardcore après on a fait Xel ci kaw xel ça a pas très bien marché mais bon on y tenait. Au moins génne leen. Et puis voilà là ñu ngi stand by am na 2 artistes yu ñu ciblé. ñu ngi xool ce que ndax ça va aboutir ou pas. Mais comme ni ñu koy waxee le côté humain d'abord la ñuy jiital. mais léegi xam nga rek artistes yi léegi jiitaluñu loolu lu ñuy jiital mooy bénéfice xaalis qu'est-ce que ça me rapporte. Qu'est-ce que ça me rend loo tax mu bëri ay paquetu chips comme les appelle Kara bu sikki sak dajji léegi lekk léegi mu saf léegi mu sàlli léegi dem. donc dañ jógee ci Simon muy artiste boo xam ne kon dootu ko présenté bon muy artiste bu extraordinaire di bind bu nice di tourner ba léegi bàyyi ko boyan gis ngeen ko lu mu wax yëpp ak li mu développé mooy loolu donc balaa ñuy sori da ngeen di xool ci bas d'écran bi seen mail zulunation@rts2@gmail.com fu ngeen ñu bind dañ leen di tontu donc invité leen ñu fu ngeen mën a nekk ci Sénégal ci àddina bi dañuy ñëw couvrir leen tegal leen affaire bu tóob ci biir Zulu Nation jeex na tey gars yi naan suñu vidéo dawatul sur la RTS2 loolu jeg jàmmoo leen ko wax parole d'un sage donc balaa ñuy sori dañuy jàll ci beneen rubrique muy rubrique Brand News yes sir Brand News nag dafa nekk rubrique boo xam ne actualité hip hop bi la lépp loo xam ne dafa am ci hip hop bi muy vidéo yu bees yi muy son yu bees yi muy actualité yi donc dañ ko bàyyeeg ma homeboy Pac My Take Brand News. This is something special for you. Salut les inconditionnels de Brand New Zulu Nation si concert yi fii waaj a am One Lyrical dina nekk stade Alassane Djigo bu Pikine Jaaxas la Malika OMG Bargny BMJ Cissesse bu Wobi Show avec Mojo à Kaolack Komi Foutanké présente Festival Photographe à Agnam DJ Mef nous présente la 7e mini festival de hip hop flavor show dañuy jàll ci projet yi fi jot a bees tout ça génnee na benn EP bu tudd expérience waa Daara J Family génnee nañ benn album bu bees bu tudd Yaama Télé Zou membre Mythic International génnee na benn single bu bees bu tudd Bayel Ma Dem Aro ak Zendeng bu Clam Saba génnee nañ benn single bu bees bu tudd Du Woon Lii Jeff Boy l'enfant chéri de Diofior génnee na benn single bu bees bu tudd Nob Ngama Aida Sok
en featuring avec Mami Victory génnee nañ benn son bu bees bu dóob bu tudd Dem. C'était votre rubrique Brand News. suñ jógee ci suñu rubrique Brand News dañuy jàll ci beneen rubrique bi ñuy wax Top 10. Top 10 dafa nekk benn rubrique boo xam ne dañuy teg 10 vidéos yoo xam ne mooy loolu du vidéo yi du challenge nag ñaan vidéo bi moo ëpp ay vues wala vidéo bi moo xew du loolu comme période bii ñu nekk nag période jigéen la 10 vidéos yoo xam ne dañ ko xam nga mooy loolu trier teg ko yi way yaay yi way jigéen yi sargal jigéen ñu jox leen ko ci seen émission Zulu Nation with your homeboy Jack Jam Top 10. This is something special for you. Jigene sunu yaay, jigene sunu soxna. Yàlla ko njëkk suturaal, yërëm ko waddu ko te bañ mu jooy. No woman no cry, ndax naa la bébé ayo nen. ñoom ñoo ñu jural sunuy doom bu nu jaaxle ñoo ñu génne ci lëndëm. Du yoon nga koy toroxal, du yoon nga koy woyofal. Sagal ko lu waar la sigil jigéen, fexeel ba mu kontaan te bañ ko gaañ. Fajal koy soxlaam du ñaani kenn, ngalla de ko raay te bañ ko xaañ. No woman no cry. No, 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 no. Ben sondel su takkee daal fukki sondel. Daal benn sondel su takkee daal fukki sondel. Yeah, moom daf la dénk xolam. Yeah, yow yaay kii ji ci tolam. Yeah. Jigéen dafa war a xees mbaa mu ñuul. Waaw. Saa jóge di ko pes jaadul. No, yo. Dundu loo ko happiness def ko buur. Kon bu ko teg stress dafa war a cool. Fu mu newul dara mu fa. Jigéen dina yokk góor daraja. Boo ko jegee mu kontaan. Boo ko soree dafay weet. Boo tëddee del jaaxaan. Daraay ndey di seet. De koy naan di ko nataan jigéen xale la. De koy naan di ko nataan jigéen xale la. Jigéen day leeral ni sondel. Même bi lakk boppam du ko tee leeral. Yàgg na sëy musul am doom, bu koy laxasu di ko laaj kàddoom. Borom kër gën a disal kàddoom, ba xelu yi di jóge ci ay bëtu borom. Dafa mujj xat fu mu sëy si, dafa ñëwoon sëy si, mu ngi yuxu cëy lii. Kenn dootu ko seet si, dundam dafa géy nii, du lu mu mës a bëgg nii. Borom kër bëgg takk ndeer, taxaw temm ni takk der. Géwël li saale waale gaaru waale, xaxarante sànni xeeri jaral leen ñu dëgg ndeer. Dem na ba kenn wóolatu ko, kenn du lekk togom, ñu ngi koy xase dafa ay gaaf. Duma ne kenn mooluwu ko, kenn du dugg néegam, lu muy dund tar na du ay kaf. Sëyam moo ko gënal ñaan baat, yaayam toog di jàmbat naan ko na ñibbi këram. Moo de ngorom la fa jëmbat, tax du mësa lañ bët ndax du si jël këram. Ay fu ñu jëlatee Maam Jaara Buso, fu ñu jëlatee Alimatu Saadiya, Alisatu Wejaata, wan nañu yoon we. Yàgg na sëy musul am doom, toogal yàgg di nga am doom. Jëkkër ji coow yaa ji ci patu, lu mu mënti demee dina ma sa jeex. Maay sekk le
ne bu ma waxati nga teg baat yaa fees ci xol bu ndaw bi ma tollu ci góor ba nga jox ma ndaw bi bu sa rongoñ talatu suuf mat nga soxna boo lay na bokki uuf push bég naa ci yow markeel bég naa ci lal beeg waañ bi sëy bi neex na njaboot gi dina barkeel ma ubbi sama bët di xool impressionné sa góor wareefu jigéen du sëy danga koy wane impressionné sa góor wareefu jigéen du sëy danga koy wane benno ñaar ñetto ba ñett soxna su ma neexee loolu yëpp fekkuma ca ma tëb daanu ci yow tëbati daanu ci yow ñi ànd ak mbiti kuma mbiti wareefu sëy bi mooy muñ te yàlla tax mbëggeelu léegi dafay gën di metti ala la ko jiital sëy leen te yàlla tax impressionné sa góor wareefu jigéen du sëy danga koy wane impressionné sa góor wareefu jigéen du sëy danga koy wane jeeg buy sëy soxlaatoo kenn ku dul sa borom kër na mat lépp mat baay mat yaay lépp yam ci yéen ku nekk fexe def moromam waay mais wala boog sa berem de magum xel wala boog jigéen kenn du ko dóora ba beeram jigéen di ko toppatoo jox ko tur yu neex yenn saay woowee ko yaay bébé sori ma belle góor bu ne ak sa fexeem jekk doxil neexire yow yaay sama yëf bébé sori ma belle góor bu ne ak sa fexeem jekk doxil neexire yow yaay sama yëf bu ko doot te bu ko saaga kenn du ko doot bul doot bul saaga jigéen kenn du ko doot bu ko doot te bu ko saaga kenn du ko doot bul doot bul saaga jigéen kenn du ko doot bu bëggee dara jox ko bu naree jooy nax ko yàlla ko saagal jigéen kenn du ko doot bu bëggee dara jox ko bu naree jooy nax ko yàlla ko saagal jigéen kenn du ko doot mooy sunu yaay li sunu soxna kenn du ko doot mooy yaaga yor mooy sunu yaay li sunu soxna kenn du ko saagal mooy yaaga yor góor na yaram jigéen li Muhammadu sunu yoneen kel sooy delluwaat si jigéen roy si jaare yàlla sëñ bi góor na yaram jigéen li Muhammadu sunu yoneen kel sooy delluwaat si jigéen roy si jaare yàlla sëñ bi masta xeex masta xuloo asu jànk yaayu baay jërëjëf ma fa wàllu wele mat nga royukaay masta xeex masta xuloo asu jànk yaayu baay jërëjëf ma fa wàllu wele mat nga royukaay ne sama boppam delluwaat si baaxu maam jigéen kenn du ko doon jigéen yàgg sàmm digéem tey la gën a doon jigéen waral ñu for ndeer bàkk la yaa baax ki yeyoo baax xool ko ci yaayu da baax jiw jur mu meññ lépp far baax jeew dana baax sar lañ la bàkkal yaay aljana waral ngay leer di leen niital masista nitel waroo des gannaaw waaxul wane sa place aji lees waxul yaa ngi wane li sawa bàkke maam Mariama jigéen juman góor yàgg wane jàmbaar yàgg sàmm sa ngor dëkk ci gore am fulaak fayda toogal a classe jigéen jigéen yàgg dégg wango jigéen jigéen yàgg dégg wango jigéen jigéen moom ki yàgg dégg wango jigéen jigéen yàgg dégg wango jigéen jigéen yàgg dégg wango jigéen jigéen moom ki yàgg dégg wango jaaraama jigéen njukkal war na la tey sa tekk ak sa tey waral nga feetu tey jigéen daagam doo màgg fay waral mu dékku coono toog bañ a fay daw na safaar ak marwa tabax njaboot bi dëkk ci tey sa barak xalam daañ la bàkkati dund nga petit à petit gëm nga ni picc ci tàgg yàgg yàgg naaw
jomm nga lu yomb jëf ju ñaaw dang ko romb daw nga takk ku ron xéewal bi walla ngaan dund nga lu metti waral mbégte wal nga naan dëkk nga ci sàkket tey ci taax ngay fanaan MASS xale bi wadul sër waay le double B ñu dem right gisatuma kenn woon di sër ñoom ñëpp bëgg jëkkër du mën a jigéen waaw góor waxal moo ko waaw kumba ci supermarché cheveux naturel sa bopp ba na njàmbe ba ci mbomb kenn du fa teg leket xam nga xamoon na jiin day wàññi ak li muy wone lépp sër dafay yokk kumpa lancement wu film bi la yàlla boo dee bool sa digg yor dox ndànk sa tànk yëkkati suufu joor mbool amul Dakar kon mu may la sëkk ak joor soo da maam ma jàngal xale yi nu ñuy taxee sër dërëm sa lafu sër suñ la mayee tax fa laf cat xale bi fi rabal nekkoon jógu fa wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng dina jàngale dina màgg tekki doon leader jigéen ñaa ngi sport ñoo ngi si musique si politique am na ay femme d'affaires jigéen ñaa ngi ci tooya ñoo ngi ci kër gi ci marché yi di jënd ak jaay jigéen mu togul di xaar ki moo jàmbaar jigéen mooy sunu yaay bokk na si lu tax ñu war ko fonk jigéen mooy sunu soxna si yaay doom yow respecté ko jigéen mooy sunu doom di ko chéri ante ba neexam man jigéen la kenn waruma door di ma jaay doole man jigéen la respectons les droits de la femme man jigéen la képp ku di jigéen ngal na nga xam te gëm sa bopp képp ku di jigéen ngal na nga jël jom def ko ngànnaay xam nga li baax xam nga li bon sa suuba yaa ko moom kon ngal sama jigéen faytal kamal sa bopp defal sa job ñaari loxo mooy dakk tubay te mooy takk sa naw arrêtez la violence faite aux femmes non arrêtez touche pas à ma sœur jigéen mooy sunu yaay bokk na si lu tax ñu war ko fonk jigéen mooy sunu soxna si yaay doom yow respecté ko Fula jom moo ko puus dem bàyyi askanam dafa wuti lu baay yaay dundee jaare fa guddee ngi naataange dal si loxooy saay yaakaar mujju tas coori mujju naa fës dafa dis moom lañ koy sas bu mu jàmbi lañ ko fas àdduna wari neen jono nakar moo koy naas xale yi tukki ba nattu dal leen nañu ànd boole doole jàppale leen ñoom doomi réew mi la xale yi tukki ba nattu dal leen nañu ànd boole doole jàppale leen ñoom doomi réew mi la bu mu jàmboon gore ba léegi ñu ngi koy dund dëkk naari lañ lay wore xamuñu woon si lu ñuy dugg wax looleen def looleen lu ñu xamul lu ñu bëggul lu ñu mënul passeport yi lañuy teeyaw dootoo ñibbisee ngir di la sëye di la foye ak tegi lépp lay laajte kañ lay jee
nañu xeexal sëy ba am ci cër yi Farafina mu solo ñooy jàmbaar jigéen dafa war a xam ku mu doon jigéen dafa war a xam ku mu doon dañu war a caraxu bu doom yi màggee ñu mën a ko ketu oh yeah ñu roy ci Maam Jaara bu ñu bëggee ñu am dara jigéen mooy jur mooy boor ñun jigéen nañu roy ci suñu maam ya ku mu ci mën a doon na nga mel ni suñu maam ya Farafina mu solo ñooy jàmbaar jigéen dafa war a xam ku mu doon jigéen dafa war a xam ku mu doon oh 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 femme africaine lay doon femme africaine engagée ba may dee ñi dee taluñu nelaw bay yandoo ñooy jàmbaar jigéen dafa war a xam ku mu doon 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 waa gis ngeen ko ci ba léegi ci hip hop la bokk parce que jëmbe bi instrument la juste dañ ko def pour wan gars yi ne sabar instrument la guitare instrument la mbalax instrument la donc hip hop la ñu wax donc hip hop Sénégal su ñu bëggee mu am identité partout ci àdduna bi il faut ñu ciy boole instrument yi nga xam ne ñun ñoo ko moom war ñu toog ba kaana bi jóge fële ñëw indi ay jëmbe dugal ko ci hip hop wala jël sabar dugal ko ci hip hop donc c'était juste pour rappeler benn affaire boo xam ne day créer ay polémique ci artistes yi on est des artistes du tëj boppam day ouvert donc juste benn kii la woon rek ngeen téye ko yokk ko seen affaire day gën a élargir affaire yi donc c'était votre émission Zulu Nation with Yakham Boy Jek Jam sur la RTS 2 à ne pas rater tous les samedis chaque 15 jours mu am mais day daw en rotation forte sur la RTS 2 yeza Jek Jam is back in again rolling again te may gondi again nga barde again yeza. This is something special for you. Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation.